asalaamaaleykum monsieur le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay dalal ci jàmm yow ak délégation bi nga àndal ci zone nord. Zone nord nag ñi la fi dalal mooy les vice-coordonnateurs du comité électoral monsieur Lamine Aïcha Fall ngi nii vice-coordonnateur du comité électoral, madame Awa Doucouré vice-coordonnatrice du comité électoral, Ibrahima Wade vice-coordonnateur du comité électoral, Charles Ciss directeur de la solde, Habib Niang, Pape Sall du parti socialiste, Ousmane Diop de Fal Askan Wi ñooñu ñépp ñoo jóg taxaw ñëw tey pour dalal la ci jàmm ci zone nord. suñu paree ci vice coordonnateur yi dal ci ce mandataire monsieur Melay Diop moom it moo la dalal fii. la présidente des femmes su ma ko limee rek dëxëñ naa ci femmes yépp yi nekk zone nord muy soxna Jéegay moom tamit dalal na la fii tey ci zone nord. ñun nag tey monsieur le ministre dañuy jëli engagement te defoon nañ ko 2012 yàlla def ci sutura dañuy jëlaat engagement ñaan yàlla fa mu ko daan jaarale mu jaarale ko ci barke Nabil Moustapha. ñun nag am na ay doléance lu ñu am ci zone nord parce que suñ fi gis suñ la nee gis la suñu coordonnateur président de la république la ñuy gis ndax am doléance yoo xam ni kuñ ci nekk xam na ni zone nord mooy vivier électoral yu ñeneen donc bëgg ci adduction d'eau yi ci poto yi fi mu war a egg mu egg fa ci fan yi ak tamit ñu jàppale surtout jigéen ñi. am nañu ay doléance naam ndax DER bi am na ci ñu jot seeni attestation ba léegi egg si wul jigéen ñépp man ko ne su neexee yàlla naa la ko wax nga jàppale ñu te nag président Macky Sall li jigéenu Thiès ne takku nañu ñoom ñi daan ne contre dootuñu ne contre fi mu nekk nii takku nañu laxasaayu nañu dañooy ànd ak moom yu àndandoo ak maanaam pale su neexee yàlla ndax dafa jël Thiès def ko kennum yokkute mooy le pilier du développement ndax ku xooloon Thiès fan yee ak Thiès fi mu toll nii nga xam ni président dugal na ci loxo ndax dafa jël aéroport de Diass eggale Ila Touba ngi biir Thiès léegi fanweeri minute ñu egg Ndakaaru dëkkeetuñu Ndakaaru ñun ñibbisi nañu dem toppatoo li ñuy toppatoo wàññeeku KMS 3 ngi fii daan am problème mu ndox yépp fi mu toll ni ndox amatu ko ak tamit depuis les indépendances depuis 1960 jigéenu Thiès musuñu woon jot financement ci nguuru président Macky Sall lañ ko jotee nga ni président ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm parce que ñun jigéenu Thiès sonnoon nañu ku ci sa doom dawalul Jakarta mi ngi jaay café Touba ñu naan seen ndey liggéeyul ndax li ñu ko yóbbee woon mooy contre nguur nee nañu dootuñu contre jigéenu Sénégal ci Thiès particulièrement yu zone nord yi may waxee seen tur nee nañu tendre nañ la main te incha allahu rabbi au soir du 24 février su neexee yàlla dinañ jël ndam li jox ko son excellence le président de la république. Monsieur le ministre d'État Abdou Fall, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale. ma koy faral di woowee troisième personnalité plus haute personnalité de l'État muy bañ suma rakk di suma kilifa Abdou Mbow ak ñëpp ñu ànd ak délégation bi maa ngi leen di dalal fii ci Thialy ci turu comité électoral Gabriel Ndione bi nga xamante ni ñu ngi ci ànd ci wàllu gunge bi soxna Racky Sy mi jiite jigéen ñi di ci ànd ak Pape Ndiaye mi nga xam moo jiite ndaw ñi di ëmbaale ci nuyoo bi ak jébbal nuyoo bi Bassirou Sall suñu rakk bi nga xamante ni moom moo yore mandataire bi. monsieur le ministre ñu ngi yëgal seen membre délégation bi fii ci Thialy que ne fii ñuy defee lii nga xamante ni daanaka dañuy dalal suñuy gan rek ndax Ibrahima bi mu waxee mbir bi dañu ne ko mënoon nañ ñoo bàyyi ñu meeting mu ne délai amul pour meeting nañu toog ñetti nit ñu fi nekk sax ñu dalal leen waaye xëru comité électoral bi moo toll nii waaye xam ngeen ne bëggoon nañoo won ñun Thialy Jaxaaw Petit Thialy lan lañ leen yéene ci wàllu nganaleeg teral ak teranga maa ngi nuyu ki nga xamante ni moom mooy jiite saaju comité électoral bi muy Max Berté Diouf monsieur le ministre fii ci Gabriel Ndione
dañoo teg suñu comité électoral ba ñu koy teg itam ba ñu ne kan mooy doon coordonnateur kenn bëggul dañoo proposer Lamine Aïssa keneen bëggul mbégte googu ñu am ñu liggéey ko ba comité électoral bi taxaw waaye dañu mànkoo ci lenn loo xam ne dañu bëggoon Thiès yépp di ci jël exemple dañu ne ñun dafa am ci suñu biir ñaari kilifa yoo xamante ni président de la république di leen a wóolu te moom mooy suñu njiitu parti kon bu ñu ñëwee fii ci base bi dafay rafet ñun ci suñu bopp ñu wax réew mi yépp ne ñii suñuy kilifa la te téeral nañ leen moo tax laajuñu ci permission laajuñu ci autorisation boo xoolee suñu organigramme ñun dafa am président d'honneur comité électoral Gabriel Ndione présidence d'honneur boobu nag ñu jagleel ko ñaari kilifa yoo xam ne dañoo bokk ci ñun di fi liggéey nag liggéey bu baax di fi joxe seeni conseil di fi joxe seeni gunge di fi joxe itam seen alal ak seen kàttan muy ministre Ramatoulaye Gueye Diop di suñu jigéen nekk ci suñu biir waaye itam di ministre Ibrahima Wade mii nga xamante ni moom mooy jiite BOS PSE kon loolu dañu bëggoon ci wàllu déggoo ànd ak ànd bu rafet ci àndu nawle respectante fépp foo xamante ni ñu ngi koy sampati ñu xalaat ne am nañ ci ñun ay kilifa yoo xamante ni ñun waruñoo nangu sax ñoom ñuy wàcc ci base bi di laaj exemple boobu la ñuy joxe bëgg koo def muy modèle Gabriel Ndione fii ci Thialy sama wax nag du gudd ndaxte ñi ñuy déglu kenn la waaye kenn ay jottali muy Ibrahima Wade. man damay dalal rek ci kër gi nga xam ni suma këru waajur la waaye koo xam ni yëngatoom ci wàllu politique lu ñu naataableetul la nga may ma rek particulièrement ma saluer suma sœur suma wóllëre papa Fap Ndeye Fall Coulibaly nga xam ni moom kër gi xam na ko ma ràññee ko ci moom rek ndax kóllëre gi mu amoon ak suma waajur bu góor monsieur le ministre lenn dong lay dolli ci li nga xam ne madame la coordonnatrice wax na ko kàddu gi ma yëkkati nag comme ni ma wax ci suñu tur ñun ñëpp la képp koo gis fii biir zone nord ak taxawaay bii ñu taxaw femmes yi depuis 20 heures depuis 19h30 ñu nekk fii jeunes yi dafay wane xarañ bi nga xam ne ñëpp xarañ nañ ko day wane pas bi nga xam ne ñëpp am nañ ko pas-pas pour li nga xam moom la ñu war a relever comme défi au niveau de la zone nord conscient nañu ci enjeu bi conscient nañu ci défi bi conscient nañ ci ampleur u liggéey bi waaye ñuy wax ni rek kenn fasul yéene yërëm ci boppam ñun ñi ñëpp toog ñi ñëpp nga gis ma leen di gërëm di leen sant ci turu madame la coordonnatrice jóge nañu ci quartier bu nekk ci zone nord ñu ngi fii tey taxaw te boo leen ni woon tey ñu toogaat ba 2 heures du matin tam ñu toogaat mais loolu c'est un signe d'engagement leneen li nga xam ni ma nag moom laa bëgg a teerale mooy monsieur le ministre engagement bi nga xam ni am nañ ko engagé wu ci sa côté pour jàppale monsieur le président de la république Macky Sall ci li mu bëgg ni mu ko waxee ak ni nga ñu ko digalee ci ni nga ko digalee feneen noonu lañ ko fas yéene doxale fii campagne boo xam ni campagne de proximité lay doon roqoo roq dinañ fa dugg koñoo koñ dinañ fa dugg pour que ñëpp ñoo xam ne luñ mën nañ lépp loo xam ne lañ ko mën a dolli ci li nga xam ni mooy liy jox ndam président Macky Sall dans la zone nord dans chaque centre de vote ñu def ci suñu kéemtulaay kàttan loolu mooy kàddu yi ma bëggoon yëkkati muy kàddu dalal di lan la bismillah ci kër gi. nañu fi ay élection ba ñu teer si ci élection présidentielle une des plus importantes de notre histoire compte tenu du candidat. Un candidat admiré partout dans le monde. Bu ñu wax mukk nul n'est prophète chez soi. Il doit être prophète chez lui. Parce que c'est un bon candidat. Di leen wax ni li ñu fi indi c'était surtout pour voir si les troupes sont prêtes pour le combat.
te dafa mel ni partout elles sont prêtes nga jógee Ndiayène Sira ba agsi fii elles sont toutes prêtes toutes donc di leen wax ni dañ leen doon indil bataaxel bi nga xam ni président de la République moo ko jagleel tous les responsables militants sympathisants ñi nga xam ni ñi ngi koy jàppale ci élection bi lii la ci wax président de la République nee na mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant mi ngi leen di jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ngeen def ci parrainage am nañu 3,600,000 parrain loolu yaakaar naa liggéey bu rafet la nee na nag da ngeen ko def porte à porte nee na instruction bi ñu jox mooy loolu noonu ñu def ko en direction des élections maanaam porte à porte boobu pour collecter les signatures nañ ko def pour collecter les votes te c'est extrêmement important te wér na ko ni loolu war nañu ko mën a def pourquoi parce que en 7 ans les réalisations sont palpables leer na nañ li mu réalisé ci biir Sénégal fànn boo jël président def na fa lu jéggi dayo donc war nañu xam ni am nañu fu ñuy teg suñuy tànk pour mën a wax nit ñi nee na bu ñu defee loolu incha allah bu ñu àndee dans l'unité dinañu mën a am la victoire au soir du 24 nee na nag jeex na maa ngi Ndakaaru ak maa ngi Kaolack ak mu ni loolu war na jeex waa zone nord n'ont qu'à tous revenir à la base waxtaan ak nit ñi saafonteeg ñoom fexe ba mën a am seen vote nee na loolu moo ñuy may la victoire au soir du 24 ñun ñëpp ñu féete ko